ziaratan mbokk internet yi nuyu nañ leen ziar nañ leen fi ñu leen daan nuyoo di leen wax ne tey aussi dañu déplacé wu ñëw ba fii ci Bargny plus précisément ñoo ngi Bargny Géej ñëw seet si un espoir une valeur sûre dans l'arène en l'occurrence sama invité tey mi ngi wuyoo ci turu Boy Bargny Boy Bargny nekk un jeune très fort techniquement très fort physiquement gëm boppam mën li muy def nekkoon nag pensionnaire de l'école de lutte Boy Niang fa lañ ko xamee woon Pikine mais aussi Bargny la daan représenté parce que à chaque fois buy bëree Bargny lay takkee génn moom la ñëw seet si tey fas yéene séq ak moom waxtaan parce que def na parcours am na palmarès bu respectable mais ça fait quelques années gisuñu ko mu compétir xamuñ ci lan la nekk bokk na ci li tax ma déplacé wu tey ñëw seet si ko fas yéene séq ak moom waxtaan Boy Bargny bu Bargny mooy sama invité. mbër mi maa lay ziar. ñu la delloo ziar. ci loo ne. ñu ngi si jàmm rek. gëj a gisee gëj a déggante. waaw lu yàgg la de. lu waral lu ñaaw. xam nga rek ni ñu nekkoon suñu bopp rek. nekkoon ci sa bopp. waaw maanaam nekkoon ci làmb ji. non saa nga ne say mbir bopp saa nga ne si làmb ji saa yoo xam nga ne làmb ji at yu jóge yi yëpp dese na dox carrément. dëggantaan loolu boo ko waxee mën naa ko firndeel te aussi ñiy seetaan xam naa ni mën nañu seede loolu. làmb ji ni mu daan doxee doxeetu ko. mais Boy Bargny dañ ko xamoon ci compétition. man personnellement man mën naa seede ne dama la xamoon ci compétition. ñeme lu metti ñeme entraînement mën a bëre. nekk ci lancé. jóge ci suuf di daj yi jëm ca kaw. mais bu ñu demee ba benn instant gis la nga xaw a ralentir. wala ñu dem ba benn instant gisatuñu Boy Bargny. On va se poser des questions parce que man toog naa benn instant déggatuma la gisatuma la fenn dama lijjantiwaat sa numéro pour wala ne la tax ci foo ne nga ne ma dama génnoon dama voyagé woon xaw ma foo nekkoon. yaa ngi may dégg bi nga ñibbisee lañ déggantewaat ma ne la kon foog ma déplacé wu ñëw Bargny ñu séq waxtaan parce que man question yi may posé wu du ñàkk am na keneen koo xam ne mi ngi laaj même question yi. ana Boy Bargny Boy Bargny fu mu nekkoon. si non gars yi sax dañ may envoyé message sax di ma laaj jaari dara yooyu. te yow foo ne. waaw foo ne ndax affaire yaa ngi si ba tey ak yooyu en même temps tamit doo comprendre mais yow am na 11 jours sax. daje nañ stade moo bi Mamou Moussa di bëre. rek koyensa bi. nga ne ma sapeur. waaw nga ne ma ren bul bëre. toogal xoolaat sa staff bu baax. loolu man maa la ko wax. yaa ma ko waxoon dèjà. waaw man nag si loolu laa ne woon booy xool ni nga fi gis nii. ñii rek lay àndal. sama gàlle mu ngi fii su ma xëyee fii laay ñëw dugguma fenn dew ma fenn comprendre te en même temps tamit su ma amoon combat ñoo may préparé parce que aussi yow bu doonul dara suivre nga samay combat ak maa la suivre si daan naa ñu xamante ne nii seen première défaite 3 personnes ñu xamante ne seen première défaite si mën nañ ko jëlee waaw Saaka Joor xam ne fu mu taxaw ñu ne daanoogul bu jaaree ci Boy Bargny freiné ko non bi may jël Saaka Joor bu Kër Massar am na 11 jours laa naa na xaw ma ko nga ne ma booy bu mën a bëri moo nekk noonu mais la bandi géew la waaw ak a mën a bëri il est très fort techniquement man maa la waxoon loolu nga ne ma man ragaluma loolu waaw mu ñëw ma bëriloo ko daan ko Bulldozer bi ma koy daan suñu premier combat dama amoon loxo ci dama bàyyi ma fen combat bu desee 2 semaines contact mu damay ñëw daw nii rek ci biir combat bi noonu pare ma ñëw amul defet ma ñëw daan ko mais booy man yaa ngi may waaxu yaa ngi jaxase samay affaire parce que yaa ngi dugg ci palmarès bi instant bi ci arène bi nga nekk mais foog ñu delluwaat ci mbapat bi waaw si parce que man mënu ma ñëw seet si la ñu paraxee bagage yi non damay jël sama temps affaire yi tempo aussi nee nga stade bi nga jógee ci tournoi bi daje nañu parce que buñ dajee stade des fois foog ñu taxaw waxtaan benn 1 minute 2 minutes nga avancé ma avancé loolu naturel la forcé woo ko forcé wu ma ko mais man bi ma la naan defal recul dama la ne mën nga toog 1 an toogal 1 an nga defaruwaat parce que ku nekkoon ci lancé jóge ci suuf di dajji jëm ca kaw ci benn vitesse bi boo demee ba benn instant affaire yi commencé dëgër day laaj nga taxawaat xoolaat bu baax qu'est-ce qui se passe lan moo la manqué n'est-ce pas mais man dama leen defal benn un an break 1 an mais ça fait 2 ans ou bientôt 3 ans gisuñu la n'est-ce pas ci diggante bi yaa ngi nekkoon di defaruwaat di waajal le retour n'est-ce pas léegi dañuy recommencer bagage yi rakk ji su ma la ne woon sa histoire ak làmb fan la tàmbalee lan nga may tontu. sama histoire ak làmb. waaw man bi may doon xale. doon lu xamante ne fii. man bi ma gënee doon xale. cumukaayu Coins laa doon téye. ñu dama dem ba si biir. léegi. Coins booy. waaw Coins bu Bargny. sama grand la waaw. ok après biñ ciy dem di dem benn instant nii. mbapat bu fi amee nii rek. gars yi bëgg ma léegi quoi jamono yi damaa daa dem contact yàlla rek a tax may wax. su ma tëkkee su ma sër. am na ñu xamante ne su ma fa newul duñ seetaan parce que damay ñëw ñu gis si man loo xamante ne nii riir bi dem Boy Bargny gars yi di dem am 11 jours ni première làmb moo war a sama bopp nag fa la cool ne mu métti si man trop ma préparé ànd ak sama gars yi làmb mbapat wala arène mbapat moo war a sama bopp Bargny parce que ñëpp ñu ngi dégg samay rimoon mu suñu ma seetaan
ok ma ñëw dajee benn booba coow topp na la. waaw te gars yi gisaguñu ma. d'accord ma dajee benn mbër Joal. bi mu fiy jëkk a ñëw sax bokku ñoon génération samay gànnaaw doon bëreel. mais bi mu ñëwee ma dajee moom final daan ko bi ma ko daanee final. ah mbapat la woon. mbapat tournoi. waaw ma daan ko final. coow li nag lii làmb ju fi teg. final bu ñu fi andi man ma jël ko. sans lese laay bëre mais saa damay buura dem luur jël naa fi ñaari yoon poids lourd jël naa fi tamit ay lese dafa dema dem ba làmb am kenn nu ma bàyyi ma fen sama booy bee. mbapat dafa am ñu defar suñuy loxo so xamal na gars yi xamal na gars yi dañuy ñëw jël sa final bi te defar nañ suñuy loxo so te làmb ji ñëwagul. xamal gars yi ne tournoi bi da ngeen dem jël ko. dañuy dem jël ko. ok kon yow ak sa staff wóolu woon nañ la de telle sorte que buñ ne mbapat am na jour tel. tournoi gars yi dañuy bëre dañ naan Boy Bargny moo koy jël. waaw non am na ñoo xamante ne nii sax nañ ma daa woo fu ma newu sax nañ naan ah làmb ji de jarul dem Boy Bargny da koy jël. ok bu leen sonal seen bopp Boy Bargny da koy jël. waaw te jour si nga ñëw wone loolu. benn yoon laa fi mës a bëri dem final ñàkk ko. benn yoon. benn yoon kese laa fàttaliku bokk. benn yoon nga fi mës a bëri tournoi dem ba final ñàkk. li ci des yëpp da nga koy jël. non beneen bi selembele men. sele. waaw boobu parce que boobu man mbëru poids la sela damaa buur rek na xaaral ma duggaale luur parce que échange samay grand wóolu naa sama bopp. selem moo ma daan si clé bi mais bi mu ma daanee si poids lourd bi. lese bi man maa mayee final caat bu Bargny. waaw boobu mooy premier nagam maa ko mayoon final. caatu Bargny. waaw ndeysaan. caat Ousmane Ciss. waaw ndeysaan. sama frère la lamba jooju mooy premier liem ñoo daje final mu may ko. te même lamba ji ma selembele daanee final. léegi après bi ñu si jógee. noonu beneen lamb laa fi bëriwaat ñàkk final amul lamb ju ma bëriwaat ñu ne daan nañ Boy Bargny fii. kon lan ak lan ak lan nga jël tournoi yi. tournoi yi fii. waaw. Koyone sa lamb ji mu dëkk bi mu jëkk tëgg fii. tournoi. tournoi. waaw. boobu maa ko jël nag. nag la woon. waaw kon si moo teg nag. waaw nga bëree daan ñëpp jël ko. waaw après première lamb ji mu fa jëkk jël tamit. boobu ñu ngi tegoon aussi tonu si ma xam daal télé boobu moom maa ko jël. jël ko kon jël nga nag. jël nga tonne ciment. jël naa tonu ciment. jël nga télé. jël naa télé lépp ci tournoi. waaw dañuy teg tournoi say fukki morom ñëw bindu nga ñëw daan ñëpp. jël ko. waaw sur leer. jël nga nag jël nga tonne ciment jël nga télé. waa Joal bi ma jëkk daan fi tam daan naa ko fi nag loj. ah kon du benn yoon nga jël nag. non non. ok waaw d'accord kon man dese naa laa xam man dama jàppoon ni xam naa la mais ndeke dese naa xam sa parcours. si kon li nga jël nag du benn yoon. chef de l'état ku fa dem tamit xam nga ne du lii. drapeau chef de l'état. waaw ban couleur nga doon défendre. Dakar. Dakar nga doon défendre. année bi ma jëkkee dem école de Boy Niang. une semaine laa fa am. gars yóbbu ma qualification chef de l'état Grand Yoff ma daan samay morom yëpp. waaw ma daan samay morom ndoo ñoo àndoon wala am nga bi ñu demee ma daan ñëpp bi ma daanee ñëpp gars yi solo sonné ma. yóbbu ma fële école de Boy Niang jamono yii gëmewu ñu ma sax. ndeysaan. parce que dem naa fa yóbbu ma sama bëre. jamono Boy Niang bu ma gisee day am cofeel si man damay xam ne ci am na cofeel si man lu dul loo xam te ne bëre te fekk naa fa ay nit. ndeysaan. ah loolu day am c'est naturel. waaw ma ñëw tey écurie bi sama loxo nit écurie bi jamono moo tax am na yu bëri yoo xamante ne nii sax man bu ma koy détaillé nii sax dañuy guddal rek mais jamono yooyu fekk naa fa ñu ma mag ak ñu ma lii mais xam naa ne man fii su ma andi nii samay qualité moo tax bu ñu waxee dama ne leen man foofu daw ma fa ngir sàkku ji xam-xam dama fa dem ngir nit ñi gën ma ràññee mais dama fa sama xam-xam en même temps fa la dama kaa faa yóbbu. da nga yóbbaale sa xam-xam. waaw te yow seetaan nga samay combat dara do ci la si. kay maa ngi lay suivre de près. waaw depuis loolu bu tey yaa ngi may seetaan mais xam nga ne kii li bëri nii du cooni mais tey yow kalaaf bi boo analyser woon sax da ngay xam ne Boy Bargny mi am na lu ko manqué. waaw kalaaf mais nag kalaaf bi. ñetti ndaanaan la ñu boole ñeenti boo yu nekk ci yoon di dem. fale am ku dem am ku xaar. mais kalaaf bi man mosuma gëm na ne nit mën na ma si daan parce que xam nga la moo tax. gëmoo ko woon. mosuma ko gëm gëmoo woon ni am na ci kenn koo xam ne mën na la yëngal. kii ñoo daa fanaan bu ma daa jóge contact Pikine ñëw. boobu Boy Niang mu ngi préparé Sa Thiès ñoo daa ànd diine fa ñuy contacté. mais su ma daa ñëw dama ko daa wax mëñ su ma doon nelaw mënu ma yee parce que jamono yi wóolu naa sama bopp. Mbagnick man. ma ñu keere. ba si gars yi nañuy taxaw ci équipe bi na ma yow bu làmb waxee dëgg. ñi ngay bëree mënuñu la daan. gëmoo ne Mbagnick mën na la yëngal. gëmoo ne Bathie Seras mën na la yëngal. si gëmoo ne Bulldozer mën na la yëngal. noonu nga duggee ci tournoi bi kon yow da nga ñëwoon ci tournoi bi pour jël ko dem sa yoon. yow man maa dem CNG renouveler sama licence. ñoom ñëpp taxaw ay manager yu bëri laa fekk billahi wallahi tallaahi a benn papu saaka joor mu ne ma yow mbër yow amoo combat ma ne ko man kalaaf laay bëri ma limal ko ñi ma war a bëral ñëpp mu ne ma kalaaf bi ñii waxuma leen dara de mais ñii luñ say naataangoo yaa leen mën fuuf te ñii fa nekkee ñu apprécier kalaaf bi man maay favori
ma ñëw dugg si. ñu yaa nekkoon favori. mais jamono boobu c'est normal parce que xam nga la moo tax. ñi may àndal nii xam nañ jamono boobu li ne sama bopp te xel tamit mooy nit. waaw xel mooy nit. xam nga mënuñu wax lépp. mais jamono boobu xam nañ ne man li ma doon bëriwaale ak gàllankoor yi daloon sama kaw. ma koy bëriwaale coow li. avant tournoi bi. avant tournoi bi ba non si biir tournoi. bi nga avant dugg may si jël tournoi bi. tournoi bi. avant may dugg si tournoi bi. loolu la woon coow li topp ma fu nekk nit di wax détails yoo xam te doo comprendre mënuñu wax lépp. mais jamono yooyu loolu laa duggee si tournoi bi te ni may duggee si tournoi bi sama bopp tranquille. maanaam mentalement nekkoo woon. billahi wallahi tallahi damay am combat lay des une semaine nu ma laal benn. une semaine avant combat fekk laala goo benn. laalu ma benn aw ma jàppale nit ñi seeraan nañ ma autorités yi bari ñi seeraan nañ ma te neew ñu su loo xamante ne nit tamit wér na quoi. d'accord loolu je comprends parce que tamit mën naa ne am nga ci ay morom genre yooyu des fois nga dem seeti mbër après combat. mu ne la grand bi lamb ji lii laa ci dund ak lii ak lii ak lii mais loolu boo ko expliqué wul. gars yi duñ xam nga gars yi lan la ñuy gis. dem na bëre daanu. te fekk ne mbër mi da nga war a pare physiquement maanaam nga taxaw. entraîné ba taxaw mystiquement nga taxaw mais mentalement aussi xel mu dal. moom moo lay may nga dugg ci lamb am 100%. mais physiquement boo taxawee mystiquement nga taxaw bu dee mentalement. maanaam bu dee sa xel dafa jaxasoo rek. li ngay def. maanaam da nga naan 2 plus 2 mu jox la 22. yaa ngi may dégg maanaam da ngay jaxase bagage yi. kon am na loo ci dund avant tournoi bi. mais juste mbapat yi moom toj nga ko. n'est-ce pas mës nga jël xaalis. xaalis waaw. parce que enveloppe ñaata. parce que lamb ni ñu koy waxatee duñu lamb yooyu. non non. waaw boobu ñu ngi ma joxoon 80 000 waaw mooy boobu. 80 000. waaw mës nga jël xaalis. waaw mës nga ñaata yoon nga jël nag. nag ñaari yoon. ñaari yoon. waaw tonne ciment ñaata yoon. tonne ciment lamb Gora France waaw benn yoon. benn yoon nga jël tonne ciment. waaw jël nga aussi télé. waaw may naa tamit télé. maye nga nag maanaam nga dem ba final. boo daanee am nag. nga maye. waaw ok ak télé tamit la même chose. maye nga tamit télé. waaw dem ba final maye waaw noonu la demee quoi parce que la moo tax ma ne mbir mbapat bari na fii ba fii ñuy toll mënoo